sant yàlla parce que tey àjjuma la mais sant yàlla bi ñu fi tasee tey ba mën a waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo yore wàllu boulangerie fan yëpp gis ngeen ne secteur bi dañu nekk en grève maanaam mburu jafe na ci réew mi te buñ ko waxee ñun ak ñoom dañoo jéem a seet mouvement bi naka lañ ko defee ci yenn région yi capitale régionale yi ba tax na au conseil mënul woon a bañ a intervenir parce que lépp loo xam ne tamit day sonal askan wi aussi ñun naruñu ko seetaan bi loolu amee ñu waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur bi mi fédération bi ak beneen fédération aussi boo xam ne ñoom ñoo ŋànk wàllu boulanger bi ñu waxtaanee ak ñoom ñu ñaan leen ñun xam nañ ni secteur bi jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel ñun xam nañ ko parce que xaaruñu tey nag ba di ci wax ñoom xam nañ ne le 28 juillet recevoir naa fi président Gaye mu ànd ak Joseph Diab porte-parole fédération bi ñu xool jafe-jafe yëpp yi nga xam ne mi ngi ci secteur bi biñ ko xoolee ñu jébbal tamit li nga xam ne mooy compte rendu audience bi ñu jébbal ko ñi nga xam ne les autorités compétentes nekk ci gouvernement bi bu ñu demee diir bi ñu yëgee grève bi balaa grève bi ministre du travail am ci taxawaay bu rafet ba convention collective bi ñu signé ko yàggul dara te loolu dafa indi loo xam ne ñun ci li ñuy jàngat dañuy naan redynamisation du dialogue social parce que secteur bu bokkoon ci secteur boo xam ne amuloon convention la te secteur bi développé boo xam ne Sénégal bu amul convention liggéeykat yi dañuy nekk ci situation yu précaire mu am liggéey bu rafet bu ñu ci def au conseil am na sax ku ko fa toogal mi Pape Birama Diallo nga xam ne mi ngi nii toog fekkee waxtaan boobu yëpp ba convention bi waaw convention bi nag buñ ko amee li ci des wàllu njëgu mburu mi loolu ñi nga xam ne ñun ngànk loolu dañu toog waxtaanee ko ñun suñu devise mooy waxtaan si la lépp xaj xëccëkoo bi du tax ñu am solution fan yi meunier yi gis nañ seen problème ñoom li ñu gis ne dañu régler problème meunier yi bàyyi seen problème ñun li ñu leen wax mooy ku nekk ak fi nga xam ne foofu nga yëngatu amaa que bu ñu toogee ak ministre du commerce ministre des finances ministre de l'énergie problème yi nga xam ne yëpp moom la ñuy jànkonteel ñu saafaral mais wàllu mburu moom dafa nekk lu essentiel parce que mburu wax naa ko bi ñuy waxtaan dama leen ne ndékki njóobee ni ñoom xalaatuñu xëyte ndékkiwuñu reer kër sénégalais boo dugg maanaam mburu dina bokk ci lu muy lekk sans compter ndaw yi parce que tamit daf mburu bu jaaree yoon dafa am benn valeur nutritionnelle boo xam ne moom la am ci wàllu wër gu yaram ak yooyu yëpp ñoom xam nañ ko parce que question de santé de si daal di dugg équilibre kii nu mu tudd sax protéine ak yooyu yëpp da ciy dugg man defuma science waaye xam naa ne mburu am na ay valeur nutritionnelle donc loolu mënuñu grève di dem depuis mardi te kenn du leen woo kenn du toog ak ñoom ci kaw loolu laa toog waxtaan ak ñoom waxtaan ak président Gaye waxtaan ak Diab pour que ñu dakkal grève mu metti lool parce que ñoom dañuy ñëw mais ñi nekk seen ginnaaw te xam naa ne metti na ci ñoom trop parce que am na lu ma ci xam mais ñu jël seen ay responsabilité
parce que loolu aussi mooy njiit buñ la tegee ci kanam da ngay mën a décider doo xëy rek di dogal di nga laajte di nga xool aussi impact grève bi parce que bu dee ñoom dañu am seen activité génératrice de revenu fa la ñuy jàppale seen njaboot bu grève bi yàggee ñoom tamit seen liggéey day yàqu matériel yi ñuy yor am na matériel yoo xam ne boo toogee diir utiliser wu ko bés boo ko bëggee utiliser entretien bi ci war loolu yëpp ay frais la kon ñoom bu ñu xoolee ñun nanguwul ma loolu man dama leen di sant di leen di gërëm bu loolu weesee ma lancer un appel wàllu mburu mi dafa yàgg grève nañ déggawuñu ak état bi na leen boobu comme ñu muy woo ñëpp képp ku am ay jafe-jafe am nga droit woote wallu ñu xool seen ay mbëbët surtout Covid bi mu jaar fi Covid bi dafa laal secteur yëpp looloo tax wax dëgg ma leen di santaat encore seen taxawaay di sant yéen ñi nga xam ne dañ leen woo ci gaaw mais ngeen teewee ki parce que koo ci wax mu ne la wàllu mburu bi de dina tax ma ñëw kon yéen tamit jar ngeen a sant jërëjëf wasalaam. bu ñuy xoolee situation yi ak complexité bi nga xam ne moo nekk jaaxle ci actuellement ci secteur bi dañuy sant di gërëm décrispation bi nga xam ne moo am ci tey ci bés bi nga xam ne li ñu xoolee nga xam ne association meunier industriel yi reprendre nañ seen liggéey bi nga xamee ne ministère des finances recevoir na leen ñuy sant tam di gërëm initiative yi nga xam ne au conseil di dialogue social moo ko jël ak ñun pour rechercher ay solution ci jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci secteur bi ak moom au conseil bi mu gisee jafe-jafe yi sénégalais yi am fan yëpp ci mburu mi moom taxawaayam moo nekkoon mu ut solution mu gën a gaawe te moom du tey rek la jóg ci mbir mi wala du démb rek raw wax nañ ko léegi ci nasaraan que le 28 juillet bi passé recevoir woon na fii fédération ba ñu wax ko jafe-jafe yi boulanger yi nekkee président Gaye ak Joseph Diap waxoon ko jafe-jafe yi boulanger yi nekkee donc tey lii du tey la ko tàmbali ay weer ci gannaaw mi ngi doon ut ay solution dafa mel ni moom dafa am gis-gis visionnaire la parce que dafa mel ni dafa gisoon lii di ñëw ci booba nag defoon na ci liggéey bi mu ci waroon def ba jébal ko kilifa yi donc dañuy sant rek di gërëm la présidente madame Innocence Tab Ndiaye ak collaborateur bi ci taxawaay bi lii la ñuy doyee kilifa ci réew fu mbir jógee kilifa dafa war a wax waxu kilifa taxawaayu responsable ba ut solution ci mbir donc boulanger Sénégal yi amel nañ ko njukkal ñu ngi koy sant di ko gërëm ci situation bi nga xam ne moom la décrispé ci loolu nag ñun dinañ delluwaat su suñu bërëbu liggéeykaay def ko nañ ko doon defee fanaan di liggéey bu Sénégal yi xëyee mun a am seen mburu dëkk bi nekk ci dal loolu rek moo ñu ñor Sénégal rek moo ñu ñor encore une fois ñu ngi sant la présidente ñun ñu fi teewoon nag mooy la fédération nationale du boulanger du Sénégal xam ne ñoo ñu mandaté ñu teew fii ak RBS nga xam ne ñoo mandaté Bada Gassama ñu teewal leen donc wasalaam.